ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ci kanam tuuti rek moom Pierre Edouard Faye dina fi teew dikk ak yéen ci seen rubrique ganu kër gi tey ji nag mu ngi ci dalal maître Abdoulaye Babou kon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal du yendoog jàmm. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci Walf TV egsi nañu ci partie bi ñu jagleel sunu invité tey nag mi-journée dañoo changé cadre exceptionnellement tey nag ñi ngi am mbégte di dalal maître Abdoulaye Babou nekk avocat maître Babou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay wax la tam sama mbégte ñëw ci invitation bi. ndax fii mën naa wax ni du gulet. min naa kër gi. waaw léegi yow Touba nga basé wu léegi. waaw man émission bi moo tax nga ñëw Dakar. man émission bee ma indi. te su ma paree Ila Touba. dafa mel ni Ila Touba mën nañ ko defal. waaw soxna dégg woon ne génne àddina ba léegi en 2016. man takk naa samay bagages. maa nga Touba. waaw fan yële nag amoon nga lii di corona virus bi naka nga ko dundee. coronavirus moom lu mat a yee nit ñi la. ndax suy ñëw doo xam fu mu jógee. wante man yàlla may na ma xam fu mu jógee. fan la jógee. maa ngi ko jële biir tribunalu Njaareem. te loolu bala moo ñëw ki ma dendaloon mu nekk di sëqat balaa audience bee commencé laa jóg ni président kii de mi ngi sëqat rek de. mu ne ma dinaa ko toppatoo daal di bàyyi noonu ñetti waxtu toog naa ko ak nit kooku muy sëqat ci sama kaw wante nag dama koo def yëfi mag bi may génn tribunal woo sama xaritu docteur bu nekk Njaareem mu ne ma suba na nga ñëw seet si ma bi ma demee seet si ko mu yóbbu ma ci benn clinique moom deful diagnostic bu leer maanaam gëstu bu leer mu ne ma li gën mooy na ngi dem Dakaru keroog la ñu takk suñuy bagage ñëw Dakar mu wutal ma place ci Dalal Jàmm lu jafe woon a am la mais bi ma docteur yi seetee dañ ne ba ànd nga ak doomu jàngoro bi mais nag alhamdulillahi rabbil alamina demagul fenn mi ngi soog a commencé ma nettali ko comme nii immédiatement ma toog ñu traité ma comme ni ngeen koy gisee ci télévision bi ak di kii loolu la ñuy wax ay hydrochloroquine ak ay lii ak mais kii toogoon bañ la diagnostiqué ne positif nga ak sa âge 70 ans te ñu ne feebar bi ci mag yi la gën a ay li gën daal mooy teel a jóg waaw teel a jóg soo déggee dara ci sa yaram xamu ko mais man nag tëralu ma non bul foog ni damaa feebar tëdd déedéet. asymptomatique nga woon. voilà feeñul fenn. mais lii xawoon na def may jiixi jaaxa ki ma dendaloon ci suba pendant 3 heures de temps li audience bi duré yëpp muy sëqat mais man feeñul fenn ci man tëdduma demuma fenn mais sama xele ñaaw ma ne man mag laa j'ai 70 ans di sant yàlla. nekk ak nit kuy sëqat te xaw ma lu muy sëqat pendant 3 heures de temps ma daal di dem seeti sama xaritu docteur le lendemain la ñu ñëw Dakar mu wutal ma place Dalal Jàmm ñooñu tam nekk ñu jàmbaare nag du ma la ko nëbb jafe naa am place mais ñooñu ñu jàmbaare la immédiatement ñu traité ko traitement bi 12 jours la te da ngay hospitalisé 12 jours alors dañ lay gëstu dañ la piqûre fu nekk nag jox la ay garab hydrochloroquine xaw ma lan fu nekk dañ la fa laal mais soo paree ba wér duñ la bàyyi
soo wéree dañ lay téyewaat yeneen 24 heures ou 48 heures ba mu négatifaat ba yëpp jeex nga soog a dem kon nag ñu sante ko yàlla. yéenewu ma ko kenn mais nañu jàpp ni feebar bi am na. te feebar bi wàllaate bi dafa gaaw nit ki ay tiflitam wala liy jóge ci bakkanam ñëw ci day daw doo ko gis. doo ko gis. alors man li ma jaaxal keroog leen rek benn regret laa amoon mooy ñama nekkaloon ci salle ba salle d'audience man yéex naa jóg ou du moins gaaw naa jóg mais lii doon sama xalaat waaw ñama dendaloon nag ñoom est-ce que duñ ko yóbbu seen kër. justement sax foofu laa bëggoon na embrayer un peu. ban leçon la ñu mën a tirer ci sa cas bu mel noonu surtout ci jamono yi nga xam ne tribunaux yi mi ngi continuer di fonctionner nit ñi di fa ñëw ak doole. neexul ba neexul su àddina soppeekoo da ngay war a soppeeku tribunal yu jëkk ya bokkul ak jamono ji ñu nekk donc ci doxalinu tribunal même je dis bien tribunal même ni muy doxe war naa mën a am soppeeku méngoo ak jamono. audience dañ ko mën a def à distance. mais malheureusement kenn mënul def audience à distance loolu mooy problème bi. te saal yi day fees qu'on le veuille ou non et encore que ñi ngi wàññi par exemple man tribunalu Diourbel laa jóge ñëw ci yow fii mais gis naa ni nit ñi wàññeeku nañu gis naa ni nit ñi wàññeeku nañu danañu respecter distance mais daal mbir maa ngoog loo xam ni nag kenn amagul garabam. voilà mbir maam ngoog beneen mbir nag muy mbirum Ousmane Sonko ñu koy jiñ ni dafa egg ci benn jigéen ñu tuddee ko viol répétitif ak sax menace ndaxte ndaw si nee na dafa yoroon arme et tout ça ba nga déggee mbirum Ousmane Sonko lan moo doon sa première réaction en tant que avocat. danaa sori sax ndax Ousmane Sonko mën naa wax ni ku ma xam la sama nit la. bëggoon na ma bokk ci poolu avocat yi mais boobu yàgg na mooy ba ñuy bëgg kii bu njëkk ba affaire fonction publique ba. woo na ma Touba waxtaan nañ lu mat 25 minutes ci wàllu woowu mu ni naa ñëw bokk ci poolu avocat yi koy défendre ma wax ko ni ko nag kontaan naa ci li nga ma tànn wante man léegi damay jëm mag te da ngay dem ay instruction ak yooyu ay xale. ay yeneen avocat mën naa la boole ak ñoom danañ la mën a taxaw et c'est des avocats très compétents donc fa la cofeel nekkee suñu diggante mais lii ba mu jógee parce que foofu laay commencer parce que ñaari yëf la du bii rek ñaari yëf la ñun ñoo déggandoo coow li bi ñu déggee coow li dafa am lu nit ñi war a jàpp tuuma kenn waru cee accuser kenn tuuma rek loolu la yeelul tërëbul te moo ne l'islam tam loolu la wax de ay tuuma rek te amul ay firnde mënoo cee sukkandiku ni moo def wala deful benn kooku soo ko traduire ci ñun suñu métier mooy ce qu'on appelle la présomption d'innocence maanaam nit ki nga xam ni dañ koy tuumaal yoon dafa bind ni deful dara ma àgg ci ni même su ñëwoon tribunal ñu condamné ko terewul yoon day wax ni deful dara xam nga kañ la yoon di nangu ni moo def wala deful suñu demee ba voie de recours yi jeex àtte nañ ko une fois mu def appel mu gagné ba mbir yi war a yéeg cour suprême boobu la ñu xam nag ni diw de yoon dal na ci koom wala yoon dalul ci koom donc lii sénégalais bu nekk war na koo bàyyi ci xelam présomption d'innocence yaa def taxul nga def première idée deuxième idée man nekkoon naa assemblée def naa fa ñaari législature gis nga Moustapha Niasse mii di président assemblée nationale ba mu jaamaarlante woon ak Abdoulaye Wade yéen a ngi koy fàttaliku. ñu koy topp ci affaire 6 milliards. wax nguna ya. wax nguna. nii lañ ko defoon
dañoo dindi kiiraayam ba pare àtte ko mais fii li may wax nit ñi tuuti ci lu gàtt rek c'est que bokkul ak kaaw flagrant délit bii affaire soxna si yi ngeen di wax Sonko comme affaire Moustapha Niasse enquête préliminaire moom la ñuy wax ni bii enquête préliminaire la bii flagrant délit mais du benn donc député bu ñu tuumaal ci anam yooyu kenn mënul tëb ni da nga ko yóbbu waaw enquête préliminaire la kon sur ce plan là Ousmane Sonko amoon na dëgg bi mu bañee ni duma dem gendarmerie te kenn ubbiwul sama kiiraay. il était dans ses droits. il est dans ses droits mais yoon na ko bind amul droit te mën naa cee yokk ni gis nga malaalum sutura boobu xam nga kañ la ko député yi am suñu voté élection législative ba pare ba cour suprême proclamer le résultat yi ni diw député la avant même ñuy ubbi session bi kooku am na immunité te immunité am na luñ ci war a dolli parce que ki nga xam ni mooy défendre askan wi ndaw réew mi moo ko moom yoon def ni même moom ci boppam amul droit renoncer ci immunité parlementaire am donc pour aar ko te député mënoo ko poursuivre ci opinion ndax wax na ci liggéeyam ak leneen donc ma dellu si waat procédure ba ñu war a poursuivre ci affaire ndaw si enquête préliminaire lay am. waaw mais enquête boobu buñ ko boucler jébal ko procureur. voilà mais damaa bëgg wax tuuti ci enquête bi ni muy doxee. enquête bi su président assemblée nationale jotee këyit ci procureur ni dama bëgg entendre Ousmane Sonko lever leen immunité parlementaire du gaawe noonu président assemblée nationale bureau bi da koy wàcce ba yeneen député yépp jot ci su ci yeneen député jotee ñu jox ko commission des lois formée li ñu tuddee commission ad hoc xam nga commission ad hoc mooy lan maanaam danañ tànn député ci groupe bi ñooñu ñoo réunir commission des lois lañ koy defee dem nag seet te dañoo war a woo député bi ma fàttali ko mbiru Ousmane Sonko dañ ko war a woo pour lan pour déglu ko mu fekke maa ngi fàttaliku démb dafa baax mbiru Moustapha Niasse ba mu ñëwee Moustapha daa toog da ko fekke am nga droit jël sa avocat député man maa doon avocat am donc loolu la war a demee su commission bi léegi pare ñu daal di voté ba pare nag fekk étudier nañu aussi procureur bi bëgg a toppee ci yan kayit la firnde la sukkandiku ñu daal di voté suñu voté nommer un rapporteur boobu suñu wooyee plénière mooy député yëpp fekke rapporteur boobu mooy lire rapport bi ni kat wax nañu lii la commission bi décidé commission ad hoc boobu par exemple dañuy lever immunité parlementaire am mu nekk débat su ñu defee débat ba pare ñu soog a nag voté plénière bi su voté nii dañu ko yëkkati immunité parlementaire am wala duñ ko yëkkati léegi nag mook ma Samba ak ma Demba yam su boobaa procureur mën na continuer enquête am mën na koo yóbbu dossier bi instruction comme mën nañ koo arrêté comme mën nañ koo bañ a arrêté il devient comme n'importe qui. waaw mais plénière boobu bëgg naa ñu taxaw si est-ce que ak contexte Covid bii nii ak li xewoon ba ñuy voté loi des finances et 2021 bi est-ce que yaakaar nga ni plénière bi 150 députés yëpp dañuy leen convoqué ci assemblée nationale. loolu yaa ngi dellu ci règlement intérieur assemblée moo tënk loolu te mën nañu malgré ñëpp war a fekkee ñëpp ci am droit mën nañoo ni tànn ni groupe majoritaire yow ñaata député nga war a indi
non inscrits ñaata député nga war a bindi ak ñeneen ni l'essentiel daal mooy suñuy dem ci plénière bi dana indi photographie assemblée nationale te ku ci nekk da nga am sa baat ba pare ngeen voté. donc procédure bi ñu décrire nii yëpp ñaata jour la war a durer. yàggul non mais yàggul et surtout que man dégg naa ñu di ko coow il faut assemblée toog nii déedéet mais assemblée am na procédure d'urgence dégg naa ñu koy wax ci rajo bi nii su ko assemblée jotee au moins war naa tiili déedéet assemblée am na procédure d'urgence suñ ko déclaré délai yi day wàññeeku fu war a nekk 4 jours 5 jours dañ koy wàññeeku def ko 2-3 jours mais moom lu mënul ñàkk ay la yëwan dana jaar fii ma la wax commission ad hoc commission bi réunir te commission des lois moo ko yore du beneen commission de xam nga commission yi bari na 11 mën na dem 11 ba 12 xaw ma 13 commission des lois bi may présider woon man ba ma nekkee assemblée nationale commission ba ma yoroon j'étais le président de la commission des lois loolu moo yore liggéey boobu su ñu defee commission bi ba pare indi ko fekk rapporteur bi ñu nommé woon le rapporteur ad hoc daal di wax ñëpp dégg généralement dana am débat su amee débat nag ci plénière bi ba lépp pare ñu voté mais jàpp leen ni suñu dindee malaan mi député yi boobu mook ñëpp a yem mais nag ma leeral lenn nit ñi war koo xam yóbbu la commission des lois yóbbu sa levée parlementaire nekkul ni yaa def loolu dañuy koy gaaw a wax fii Sénégal rappelé naa ko léegi gajj gi lay na ñu ni moo tooñ déedéet présomption d'innocence tant que amul un jugement définitif wala ni yow mi yaa ko def defoo dara léegi nag bu ñu tuumaal dara Sonko nañu bàyyi principe sacro-saint la ci exact ci droit léegi bu ñu demee ba lever immunité parlementaire am kan lay wuyu ji procureur wala gendarmerie ku def enquête attention su boobaa procureur ci boppam am na droit ni brigade de recherche entendre la Sonko te du bañ te actuellement xam nañu ko loolu indi coow li mais su dee levé nañ immunité parlementaire Sonko day nekk un député simple encore tam li tax may insister bëgg naa nit ñi xam ni immunité parlementaire ça ne veut pas dire que dañ ko dàq assemblée de déedéet député la ba léegi mais dañ koo soxla kiiraay boobu ñu dindi ko pour un temps boobu nag procureur am na droit et très sincèrement d'ailleurs du dossier yooyu du procureur koy régler déedéet da koy jox cabinet d'instruction su ko joxee cabinet d'instruction mu instruire à charge et à décharge yaa ko def defoo ko ana témoin ya ana fekke ñu dem ba ci biir kooku tam am na loo war a mën a rappeler ci yoon coow li mais mën nañoo dem instruction su mbir mi jaaree comme fi ma la waxee mais juge d'instruction dem ba cëppaandaw ja def non-lieu ni deful dara kon nag mbir mi commencé gul mën nañoo dem ba instruction malgré le fait ñu ubbi kiiraayam ñu dem instruction le juge d'instruction day dugal à charge et à décharge seet ay seede ku la violé ku fekke woon nag lii su demee nag ba ca cëppaandaw ja clôturer instruction su ne man gisuma dara contre Ousmane Sonko non-lieu wax ya daal di farangalaayu donc viol daal délit bu naqaree établir la. du naqaree établir c'est que yoon mel noonu yoon moo mel noonu parce que tëj nit lu mu deful wala tuumaal nit dañ ko criminalisé. waaw c'est surtout ça loolu mooy dañ ko criminalisé viol c'est 10 ans waxatuma laa ci tuuma laa la wax de nañu jàpp samay wax ci tuuma laa wax. léegi lan la moo nar a nekk sooru ki nga xam ne moo tuumal bu fekkee établir nañ ko ni li mu tuumal amul. mais yoon may na ko ay procédure dénonciation calomnieuse suñu demoon ba plainte ndaw si contre Ousmane Sonko classé nañ ko par exemple sans suite classé sans suite
mooy kenn ubbiwul sax enquête mooy benn te bii moom amul classement sans suite xam nga ko dañ koy continuer. Deuxièmement ñu topp procédure enquête préliminaire génne malaanum kiiraayu Ousmane Sonko procureur yóbbu dossier bi dans un cabinet bi def instruction ba pare ni gisuma dara loolu duñ koy defee non-lieu lay bind su bindee non-lieu wax bi ferang laayu na da ngaa foog ni da ngay tooñ nit rek. ba pare jóge fa mu daal di jeex. kon si du si génnee noonu bu fekkee li mu wax yëpp amul. dénonciation calomnieuse lay nekk te su dee def nañ ko en matière criminelle parce que viol léegi crime la même suñ ko nekkee en matière criminelle ku ñu acquitté ci noonu du acquitté sax parce que kii bi du noonu su ñu la defee classement sans suite yow yoon may na la nga attaqué état bi waxuma la délit de mais en matière criminelle yow suñ la defee lu mel nii muy kaawu Ousmane Sonko bi wala ñu kii keneen yoon may na la nga attaqué. jéggi sax ki la accusé dem ba ci état. Absolument parce que c'est un dysfonctionnement de la justice mais àggaguñu foofu. daal li ñu mën nañu wax ni li am ni daal c'est le début du feuilleton rek. c'est le début kenn xamul fan la jëm waaw te kenn xamul aussi loo xam ni nit ñi leeruñu ko am na lu ci rax du yëfu ndaw si rek. lan moo si rax. waaw kay sa xalaat li ci rax mooy li xew bërki démb c'est tout lu xew bërki démb du yéen ci teg seen bët. mooy manifestation yi amoon Dakar. manifestation yi am na ak yenn gox fii ci pour jàppale Sonko taj nañ fi ay oto yàq nañ fi ay yëf yeneen loolu boobu moom li ma la ci mën a wax te du dañ loolu flagrant délit la waaw ndax mi ngi ni fang flagrant délit mooy lu ni fang lu ni teg bët boobu kon su doon procureur xaw ma de parce que ñun ci suñu liggéey dañ naa procureur moo am opportunité de poursuite maanaam sañ-sañu topp yóbbu nit ci tribunal procureur la kii jox loolu moo tax ñu naa opportunité de poursuite donc lii may wax xaw ma dana am du am mais éventualité su dee li xew keroog ci yàq yi ak yooyu procureur décidé woon na ni day poursuivre pour alors rébellion wala insurrection tentative de ceci la moom moo xam code pénal bari na parce que code pénal dafa tëral tout au début